الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très chers amis téléspectateurs de Kalimatul Haq, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voici à notre 40e séance qui porte sur la sourate Le Soleil Ash-Shams. Cette sourate est la 26e révélation reçue par la meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Et dans le Coran, c'est la 91e sourate. mbokk yi ci mbaaxu yàlla subhanahu wa ta'ala ñu toog ci suñu ñeen fukkeelu jataay ci kalimatul haq dal saar bii di wa shamsi. saar boobu moom mooy ñaar fukk ak juróom benneelu saar bu wàcc ci yonent bi alayhi salaam, waaye mu ni def leen que juróom ñeen fukk ak benneelu saar ci biir téere bi. Nous allons dans cette sourate apprendre la manifestation de la Rububiya dans les 10 premiers versets. Dans la deuxième partie, la sourate nous montre les conséquences néfastes d'un nafs souillé, les conséquences néfastes de la désobéissance au prophète Muhammad, paix et salut sur lui. mbokk yi saar bi ñu koy xaaj ñaari xaaj. fukki laaya yu njëkk yi dinu woon rek màggaayu yàlla subhanahu wa taala ci mbind gi. ñaareelu xaaj bi di laaya fukk ak benn ba fukk ak juróom dinu wax nag jeexitalu bakkan bu tilim, jeexitalu mooy ndigalu yonent, rawatina nga mooy sa ndigalu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa. Il commence par le nom d'Allah, clément, miséricordieux. Je jure, dit Allah subhanahu wa ta'ala, par le soleil et sa clarté au petit matin. mbokk yi yàlla tàmbali mu ni bismillahi rahmani rahim, ci turu yàlla mooy Allahu, ci melokaanu rahmaanam ci jëmmam ji, ci melokaanu rahim ci lépp loo xam ni soqeekoo na ci borom bi subhanahu wa ta'ala. mu ne waat naak ci ashams ci jant bi, wa duhaaha ak leeraayam, wa duhaaha ñu ne ak suba teelam. Xataada loolu la wax. Dans le Coran, le soleil est présenté comme un astre flamboyant, sirajan wa haja. C'est la source d'énergie qui alimente tout l'univers, notre univers. Une source d'énergie dont le moindre dérèglement détruira le monde. Okay. Al-Qur'an wax ci kawnu bi, yeneen téere wax nañu ci juum. Al-Qur'an wax ni jant bi sirajan wa haja, boo ko doon melal dafa mel ni benn gilit bu tàkk nga ni bon moom mooy joxe énergie bi nga xam ne moom la kawnu bi nu nekk soxla pour dund. jant bi moo ko koy jox. jant boobu nag jengam millimètre rek adduna toskare. degré tàngaayam bu soppee ko adduna toskare. tey jii ñu ngi wax réchauffement climatique, gis nga ñëpp jaaxle ni adduna dana alku ndax nit ñi ñoo def loo xam ni waruñu ko def ba mu jur sofe ci jaww ji.
ad-duha est du lever du soleil vers 10 heures, 11 heures. Et c'est un moment de prière que la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, appelle Salatul Awwabin, la prière des pénitents, de ceux qui remettent leur sort à Dieu subhanahu wa ta'ala, qui remettent leur volonté à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui obéissent à Allah de façon stricte. mbokk yi ad-duha jamono la boo xam mu ngi nekk ci diggante jant bi muy jóge ba muy tàng jër booru 10 heures et demi 11 heures. jamono boobu yonent bi alayhi salaam mu wax ni jamono bu màgg la ndax salaatu duha julli am na foofu naafila mu tudde que jullik ñi nga xam ni jébbal nañu seen bopp yàlla subhanahu wa taala salaatul awwaabi laa yuxaafidu ala salaati duha illa awwaab mu ne ku jébbal boppam yàlla rek moom mooy taqoo julli yor yor. Allah jure par la lune quand elle suit le soleil. La lune apparaît toujours sur le versant de la terre que le soleil a quitté. C'est ce versant que la lune va éclairer, dit Qatada. mu ne wal qamari iza talaha wad naa ci weer wi bu toppee jant bi kullun nag fii falakin yasbah jant bi bu nekkee fii weer wi ne fale Qatada mu ni wet gi nga xam ni jant bi jóge na ka leeralatu ko moom la weer wi leeral. Ainsi le soleil et la lune se relaient. Le soleil produit la lumière, une lumière chaude sur une face de la terre. Et comme un miroir, la lune reflète cette lumière sur l'autre face. Et cette lumière maintenant est une lumière de fraîcheur, de douceur. mbokk yi bu ko defee jant bi ak weer bi dañuy awante dañuy jokkalante dañu jàppoo ci seen liggéey dañu jàppalante. jant bi dafay joxe énergie bi mu joxe leer goo xam ne mën nañu wax mooy jur tàngaay wi ñuy dund nii rek ci benn wàll wi nga xam ne moom jant bi newu fa weer wi këf ci leeraayu jant bi di leeral wàll woowu waaye jant bi nag weer wi moom boor ba muy leeraay bu sedd mooy ne foofu. Le verset 5 sourate Yunus dit: Allah fit du soleil une lumière et de la lune une clarté. Il en fixa les phases pour que vous puissiez établir un calendrier annuel et déterminer le calcul du temps. ok yàlla wax nu suratu Yunus mu ne huwa alladi jaala ash-shamsa diyaa wal qamara nuura mu ne moo def jant bi mu def ko muy leer weer wi mu def ko nuur wa qaddarahu manazil weer woowu nag mu defal ko ay wàccuwaay li taalamu adada sinina wal xisaab bu ko defee ngeen mën a xam at yi ngeen mën a lim temps bi. Ainsi les phases de la lune font de la nuit un moment approprié où beaucoup de choses essentielles se passent. C'est dans la lune que germent les graines. C'est pendant la nuit que les enfants, que nous grandissons, que nos poils poussent, nos cheveux, nos dents. C'est dans la nuit que la révélation du Coran a été faite, Laylatul Qadr. C'est dans la nuit qu'on fait les plus grandes prières, le tahajjud. ok guddi yàlla def ko muy jamono boo xam ne bi jamonoy boppam la yu rëy yu bare ci guddi lay xew. guddi gi ci lay tool yi di sax guddi gi ci lay kii màgg ci lay màgg. sa doom da ngay yeewu rek di ko gis muy màgg xamoo kañ la yaram bi di jóg. ci la karaw yi di sax gis nga boo watoo guddi gi boo yeewoo ci ngay fekk say karaw jóg na. ci la bëñ yi di gën a yokku. ci la yàlla subhanahu wa taala tànn wàccee alquran
ci la tànn itam woo jaam ñi ñuy déeyoog moom ci xaaju guddi ñu jóg ñu def tahajjud mu def ci jeexitalu guddi bi waxtu woo xam ne moom day wàcc si dajeeg jaam ñi wax jóg leen ngeen woo ma wuyu leen ñaan leen ma may leen jéggalu leen ma jéggal leen tuub leen ma nangu seen tuub. Les phases de la lune sont donc essentielles. Il continue, il dit, je jure par le jour quand il s'éclaire, par la nuit quand elle répand l'obscurité. C'est les versets 2 et 3, sourate Ash-Shams. mu ne wan nahaari iza jallaha waat naa ci leeraayu bëccëg boo xam ne mel ni bii dàq na lëndëmu guddi wal layli iza yaxshaaha ma waat ci malaanu guddi boobu boo xamee ni bii ñëw na muur leeraayu bëccëg. Les savants ont beaucoup dit sur la lune, sur la nuit et le jour. L'alternance nuit et jour dit sourate Furqan est pour ceux qui veulent méditer sur la création et rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mbokk yi guddeeg bëccëg naam dañ ci jëriñu ci yu bare ci matériel waaye yàlla mu ni lazi jaala layla wan nahaara xilfatan liman araada an yazakkara aw araada shukura. dama def guddi ak bëccëg yi ci xew di ci xew waaye nag pour ki nga xam ni bëgg na jaamu yàlla sant yàlla gërëm yàlla déeyoo ak yàlla ma defal kër guddi ak bëccëg. Par le ciel poursuit la sourate comme il est édifié. Sourate Ra'd dit 100 piliers visibles. yàlla mu ne was samaa'i wa ma bana waat naa ko ci asamaan bii ngay seen mu tiim la wa ma banaha ak nama ko binde. Sourate Ra'd mu ne bi xayri amadin tarawnaha amul benn pilier ponk jiñu ko tee. Sourate Zariyat nous dit par la terre comme elle est étendue nous avons aplani la terre. Quel beau bâtisseur, quel parfait bâtisseur. Donc wal arda wa ma tahaha wal arda farashnaha fa ni'mal ma'id. yàlla mu ne xoolal suuf si ni ma ka lale comme tapis te suuf si dafa wër nga du te amul kenn ku ni man maa ngi daanu amul kenn ku yëg ni yaa ngi nekk ci suuf wala ci kaw. mu ne waaye fa ni'mal mahidun kii lal suuf mu nekk comme nen waaye kenn yëgul ni lu dul yaa ngi dox ci lu tàlli. mu ne waaye kii mooy ki man tabax. Retiens, amis téléspectateurs, que la terre est 4 fois plus grande que la lune. Quant au soleil, il est 110 fois plus grand que la terre. Si le soleil était creux, un bol, il faudrait environ 1,3 milliard de terres pour remplir le soleil. Quelle immensité. mbokk yi jàppal ni suuf si ëppee na weer wi ñeenti yoon moom suuf soosu jant bi ëppee na ko 100 ak fukki yoon. bu fekkoon suuf si cin la nga bëgg ko weer wi jant bi cin la nga bëgg ko feesal da ngay am milliard ak ñetti téeméeri million ci ay suuf yi ñuy dund pour nga koy sol di ko sol pour jant bi fees. Amis téléspectateurs, nous ne sommes même pas dans cette immensité à la taille d'un grain de sable. Et pourtant, de toutes les créatures, c'est nous que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré. Karramna bani Adam, honoré de la responsabilité, de la liberté de choisir, de faire ce que nous voulons, de suivre ses ordres ou de lui désobéir. mbokk yi xoolal lii ma la wax ni mu réyee sunu xel sax mënuñu ko natt jaww ji nga xam ne buñ doon melal sunu bopp ci biir pepp suuf moo nu gën a rëy boo nu nattee par rapport ak kawnu bi. ànd ak loolu lépp nit kooku nga xam ni tolluwul nen
melul nen jóge fu doyadi moom la yàlla tànn ci mbindaafoon yépp teral ka jox ko coobare teral ka may ka mu ràññee may ka nag itam man yàlla mii nga xam ne lu ma dogal mu am mais bu ma la santee bu la neexee bañal bu ma la santee bu la neexee defal waaye boo lëgee boo ñëwee ma lijjanti sa mbir li baax nga am li bon nga dékku. Il jure par le nafs comme il l'a façonné dans la fitra et lui a inspiré la conscience de sa perversité et de sa piété. mu ne wa nafsin wa ma sawwa mu ne waat naa ci bakkan sunu bakkan yi lay waat ci ñun lay waat sunu bakkan yi mu ne waat naa ci nañu ko tëggee ci fitra def ci mbaax waaye jëmbat ci itam nag waxoon nañu ko ci jataay yi wees jëmbat ci ay njëmbat yoo xam ni bu ko nit ki toppee ci ñaawteef rek lay nekk fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yàlla tëgg bakkanu doomu aadama tabax ka may ka mu ràññee lu baax waaye mu ràññee lu bon. Amis de Kalimatul Haq, les 8 premiers versets, les 8 premiers ayats contiennent 11 serments. Allah jure 11 fois. Quel est l'objet du serment? Il dit, celui qui purifie son nafs sera heureux et celui qui le souille sera malheureux. Donc, yow mi ànd ak ñun ci Kalimatul Haq boo xoolee juróom-ñetti laay yi yàlla waat na ci fukki yoon ak benn ci li ñu wër waat ci ñun lan lay waat mu ne qad aflaha man dakkaha mu ne bakkan bi waat naa ni dana texe képp ku ko sellal wa qad xaaba man dassaha waaye waat naa ni ku tilimal bakkan bi di nga texe di nga alku di nga toskare adduna ak alaxira. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et réprimer les mauvais penchants purifie notre nafs, tandis que désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et suivre les exigences du nafs souille justement notre nafs. Mbokk yi lan mooy sellal bakkan du lenn lu dul topp yàlla subhanahu wa taala ak yonentam ak nag bëreeg sa bakkan waxoon nañu ko naha nafsa anil hawa nga tere ka ay bànneex yi nga xam ne yàlla tere nag waaye kan mooy alag boppam kañ lay tilimal bakkanam mooy bu toppee mooy yàlla subhanahu wa taala mooy ndigali yonent bi alayhi salaam wuuteeg moom topp nag lépp lu bakkanam bëgg rek ma nga ca kooku mooy kii das sa bakkanam ki tilimal bakkanam fëtañ ko mu mel ni da nga ko jël dugal ko ci ay salte furoñ sa bakkan. Zaka Tazkiya est un programme d'éducation spirituelle pour maîtriser le nafs jusqu'à ce que le nafs déteste le mal et la perversité, qu'il trouve du plaisir dans le bien et l'adoration. Karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan wa habbaba ilaykum. wax na que tazkiya bii mu tudd zakkaha programme la programme mu dund la programme mu tàggat sa bopp la ak sa bakkan boo xam ne moo lay may nga téye sa bakkan ba sa bakkan lépp luy lu bon da koy sib da koy bañ waaye lépp luy lu baax ak topp borom bi subhanahu wa taala sunu bakkan yi da koy neex loolu rek lay bëgg. C'est cela la mission du prophète alayhi salam. C'est cela la mission de celui qui enseigne l'islam. C'est d'expliquer nos signes, nos versets, vous rendre vertueux, vous purifier, vous enseigner le Coran et la sagesse, c'est-à-dire la sunna, la pratique de la meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui.
c'est au verset 129, 151 sourate Baqara, verset 164 sourate Ali Imran, et c'est répété encore au verset 2 sourate Al-Jumu'ah. ok tàggat bakkan tabax ka ba mu sell setal ka, loolu mooy liggéeyu yonent bi alayhi salaam ak liggéeyu képp koo xam ni yaa ngi topp ci yonent bi alayhi salaam ni da ngay jàngale diine ji, mooy yatlu alaykum ayatihi, mu wan leen lépp luy firndeel màggaayu yàlla subhanahu wa taala, wa yuzakkikum mu sellal leen, tazkiya leen, tarbiya leen, tarqiya leen, wa yuallimukumul kitaba wal hikma, mu jàngal leen téere bi, jàngal leen alquran ba ngeen xam ko jëfe ko, wal hikma ak doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah jure 11 fois pour conditionner notre salut à la pureté de notre nafs et notre malheur à sa corruption, rend obligatoire pour nous la connaissance de notre nafs et son éducation. bokk na yàlla waat fukki yoon ak benn pour wax ni texe mu ngi aju ci bakkan bu set, texe di mu ngi nekk ci bakkan bu tilim. loolu dafa daal di def farata ci ñun ñu xam sunu bakkan ak xam ban yoon la ñu war a jaar ba tàggat ko ba mu jub. Considérons que le nafs est un habit blanc, sans tache, sans souillure, sans malpropreté, c'est-à-dire dans la fitra qu'Allah nous remet quand nous venons dans ce monde et nous dit: Fils d'Adam, ramène-moi ce tissu, ce nafs, à ta mort, aussi pur et immaculé que dans l'état où je te le remets. bokk boo doon melal mbir mi da nga naan bi nit di ñëw ci àdduna yàlla daf ko jox benn malaan mu weex tàll bu amul benn tilim tilim. nekk nag doomu aadama ji nii ma la joxe malaan mi nga dugge ko ci àdduna, góorgóorlul ba boo koy génn na nga dellu ci man, delloo ma malaan mi mu set wecc bu ci dara tax. Donc pas de préoccupation dans ce monde si ce n'est d'éviter de tâcher notre nafs si nous voulons réussir le test. bon amul lenn lu ñuy def ci kaw suuf lu dul góorgóorlu bakkan bi bañ tilim sunu bëggee examen bi ñu jàll. Pour nous aider, Allah nous envoya le Coran et le prophète Muhammad pour nous expliquer par la pratique les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. mbokk yi ci mbaaxam yàlla jox ñu alquran waaye jox ñu ku ko jëfe ñu gis muy yonent bi alayhi salaam. Le Coran nous a parlé de ce que notre marabout devrait nous expliquer. Il nous a parlé du nafs au stade de nafs al-ammara bis-sou, du nafs al-lawwama. Il nous a parlé du nafs al-mulhama. donc alquran wax nañu bakkan yi loolu mooy liggéeyu sunu sëriñ loolu la ñu war a tàggat ñu xam ba fan lañ ci toll. nafs al-ammara bis-sou wala nafs al-lawwama mooy dox fii, wala nafs al-mulhama. C'est le rôle de mon guide spirituel de m'aider à arriver à apaiser mon nafs al-mutma'inna par un zikr et les bonnes actions appropriées. sama sëriñ liggéeyam mooy mu jox ma zikr boo xam ni ak doxalinu dund boo xam ni danaa mën a yegg ci nafs al-mutma'inna ma am dal. Et c'est ainsi que il doit m'élever jusqu'au nafs ar-radiya mardiya. mbokk yi yàlla subhanahu wa ta'ala wax ni boo bëggee yegg ci martaba nag bu mujj boo xam ni da ngay kontaan ci yàlla kontaan ci yow, radiyatun mardiya, kooku moom da ngay jëfe rek li la yàlla sant bàyyi li mu la tere. bu ko defee radiyallahu anhum wa radu anhu, waaye mu ne dalika liman xashiya rabba. kooku nag il faut nga am xashiya, il faut nga am ragal sa borom, il faut nga respecter yàlla, il faut nga wekk yàlla subhanahu wa taala. bu la santee nga def, bu la teree nga bàyyi. nu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal nu mën a topp programme bi mu wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa ali ba yéege ñu ci nafsun radiyatun mardiyatun
boole ñu ci ñi muy woo udxuli fi ibadi udxuli jannati ñëwal yow boole naa la ci jaam ñi ñëwal tabbi ci sama aljanna man borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla wërsëgal nu bokk ci ñiy dégg di mën a topp yal na yàlla doon suñu ndimbal yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqul topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund yal na nu ko yàlla yombal mooy yàlla fi gën a yomb yal nañ ci yàlla musal defal nu mujj gu rafet làq nu fu yàq egul yiir nu ci malaanam sutura yàlla jubal nu jubal sunu njaboot ubbil nu buntu muur ak wërsëg bokki lu nu am yal na nu am yàlla lu nu ñàkkit yal na nu am yàlla bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa ali assalaamu aleykum wa rahmatullah wassalatu wassalaam ala ashrafi almursalin sayyidina wa habibina wa nuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbihi